fenkat la waaw. yaa ngi wax SBT Média ba tey seen émission coowal politique ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Samba Dara ma leen di wax ne ngeen abonné ba seen tous cloche notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy dugal ngeen mën si ànd ñun soo ba léegi maa ngi dégg ngay waxu provocation mu jógee ci maam parti bi nga xam ne moom mooy RV jëm ci yéen particulièrement Lamine Gueye mais dafa mel ni que bokkut ak li nga xam si ni tey moom lañ yenn ci waa Pikine wax mooy que Lamine Gueye actuellement ne Pikine moom lañ jox bopp ngeen xool ne actuellement moo fi candidat boo xam si ni tey bu ngeen demee ci élection mën na leen sonal moo tax ngeen ne da ngeen ko jéem a éliminer. waaw loolu xalaat ko am na libre ku nekk am nga liberté xalaat li la neex keneen aussi am liberté xalaat leneen waaye dama lay wax ni la yàlla ji fi néewoon jógu fi àddunaa ngi dox ba léegi te ñun am na lu ñu fekkee démb tey soog a ñëw xëy na dafa bees ci politique am ñenn ñoo xam ne dañoo bees ànd ak mu ci politique am nañ droit am boobu kàddu waaye ñun ñi nga xam ne fekkee nañu démb bi fi 14 listes yi di nekk ñu dem compétition ñaar ñi ca génn moom mooy Amadou Diarra ànd ak coalition ñun waa APR ñu topp ci ak bis du ñàkk ci à peu près 2000 et quelques ku ci nekk am 2000 et quelques bis du ñàkk am 1500 et quelques ñun tey bu nit taxawee wax loolu nun loolu duñu sax yëngal dañuy xam ne rek xëy na ñàkk xam ak ñàkk xam politique ak ñàkk xam rek ndax mujjee juddu yow amagoo sax électorat yaa ngi koy wut ndax li ko firnde bi mooy lii xeex be xuloo bi yëpp damay dugg da nga may inscrire da nga mooy loolu yow bu fekkee nag nee nga jox nañ la bopp yaa fi nekk yaa fi war a jële ñi fi ne waroo coow waroo xuloo saaga waru la wax gu yiw nga war a wax bu ñu waree saaga sax nga ne ko déet bul saaga yàkkamti jële fi ñi fi nekk bul coow bàyyil ba bis ba jot rek waaye yaa ngi saaga yaa ngi dóor yaa ngi ŋaañ yaa ngi xas bon kay am na loo xamante ni xëy na am na lu la manqué la te loolu nit ñi xam nañ ko dégg nga wax ji Amadou Diarra xeex bi ci mairie bi sax formation bay que yéen a ko def exprès pour ñu xeex ci mairie bu ko defee ngeen ne Pikine waaye que kii bëggul mairie parce que bu bëggul mairie bi du ñëw ba fii di fi xeex. non waaw loolu wax ku mu neex nga wax loolu mais keneen mën na wax leneen waaye dama la wax ne la sëñ bàcc yow mii doo jóge sa kër gi defar ko ba mu ne booy dugal ci sa njaboot wala du jël ay xeer wala yeneen ak yeneen di ko ci dóor te nga ne fas yéene naa ko yorewaat loolu ku dañ ne wax bu defee nopp yay dégg mën a nite du dëgg bon loolu wax ju yàqu la mais dama la bëgg a xamal ne la maa dinaa fi jële diw jot na ci ma war koo nangam yàlla moo xam li muy def ëllëg waaye jàpp naa ni bu logique pour logique yow mënoo fekk APR te moom dafa juum ci cible ah dafa juum ci cible ndax yow bu nee na bërëd rek gént rek xëy rek daal ne Amadou Diarra dann boo ko dégloo ci waxam sax buy wax Amadou Diarra dana ko tudd fukki yoon ak juróom-ñaar wala téeméer yu manqué ci Amadou Diarra loolu nag xëy na peut-être xër la ak ñàkk mën communication Amadou Diarra du cible am Benno Bokk Yaakaar mooy cible am tey su ma la ko mënoon misaal dama la wax ni Benno Bokk Yaakaar immeuble la boo xam ne Amadou Diarra benn salle la ci occupé doon gan ñu dalal ko waaye dafa bari yeneen appartement jëm ci 10 étages Benno Bokk Yaakaar regorge plus de 10 partis ñu ko composé bokkul ak le noyau dur qui est l'APR yow nga ne ñooñu da nga leen détrôner te ñooñu def fi jaloore liggéey fi lu tax am seen ancrage politique ñu nekk tey alliance yow nga ñëw juddu barki démb nga ne da nga leen détrôner sa xalaat la am nga sa yéene waaye ñun de jàpp nañu logique pour logique du combat entre alliance boobu Diarra am fi électorat dormant boo xamante ni kenn xamul jëpp kañ la muy ay kóllëreem boole li nga xamante ni APR moom da koo am ñun bokk ñu gëm ni ñun maire bi ñoo ko war a jël sax même bu dul Amadou Diarra nga bëgg na ñoo ni ñu coiffé dumuñu mun a am na ko ah yàlla day xam naa ni bari na pexe wala loolu waaye nag loolu moom xelam waru ko mën a jàpp waaw loolu may dugal sax ci faasu ñu ñëw ci beneen point bi mu xam ne si ni moom moo di Amadou Diarra maire bu Pikine Nord ci ginnaaw bi mu recevoir maanaam ginnaaw bi mu recevoir li nga xam ne moom mooy Alliance de la République mooy APR ci ay tentatives yu bëri yoo xam ne tey def ngeen ko ci bokk na ci nee na li ko tax mu gën a rejoindre parti bi bokk na ci ay ambition yoo xam ne am na ko ci Pikine Nord saa yu ko bëggee def yéen waa APR ngeen xañ ko ginnaaw bi mu ñëwee APR léegi xanaa léegi war ngeen ko mën a bàyyi mu réaliser parti nu mu tudd projet yooyu mu am. waaw loolu moom loolu am na ci lool dëgg la dama koy dëggal ndax man damay wax muy leer damay wax muy dëgg ndax ànd ak nit wala ñàkk ànd ak moom du tee nga wax dëgg projet yooyu mu wax loolu am la
ci loo xamante tey c'est très normal il va sans dire entre politique ngeen nekk ay adversaire am na foo xam ne dañ la fay galgal ngir bañ nga réussir yenn yi parce que aux avantages des populations ñu ne ah kii day wax dëgg yàlla nangam loolu Amadou Diaba subir na ko fii ci biir commune ci lu ñu xam ndax ñoo ko tegoon de APR bi nga xam ne tey moom la fekk si te yéen ay APR. diwuma la mais boobu dafa toog contexte bi moo ko laajoon xëy na te man booba sax bien que am na ñu doon prôné loolu mais man j'étais contre mooy lan ba ñuy dem élection booba kenn ku ne da nga porté woon sa projet marché bii nii tey kenn ku ne campagne woon nga ci ne boo jëlee maire bi da nga koy def nii da ngay def naa pour désengorger daf 2 voies yàlla dogal moom mu gagné bi mu gagné ñun dañoo war a nekk sportif accompagner ko ci projet boobu xam ni du yëfam yëfu Pikine Nord la même buy dem da ko fiy baax ñu bàyyi ko librement mu mën a dem ut partenaire am liggéey ko waaye dafa am ci au sein ñun de notre suñu coalition suñu biir parti sax ñoo jóg taxaw peut-être pour se faire voir pour wane ni ñu ay politiciens la ànd ak ay commerçants véreux man je le dis et je pèse mes mots ñoo xam ne seen intérêt doo nga leen tax a jóg ci marché bii ndax kenn ku ci ne yaa ngi juróom wala fukki kanting wala ñett ci biir te bu doon sax sago du tas bu tasee sa intérêt tas ñooñu ñoo lëkkaloog ñooñee taxaw ne du fi amee te fekk na projet wu 7 milliards la pour suñu commune bun ñun waa waroon nañu xam ni lii suñu intérêt la donc ñu war ci taxaw accompagner ko bien que sax il était opposant ñu accompagner ko ndax bu demee fi la koy bàyyi muy bijou boo xam dañ ko war a hériter ci moom mais dañoo taxaw gàllankoor ko ba loolu amul loolu tukkee fi yeneen projet ak yeneen ba suñu jumaa ji du ma tàyyi di ko wax les yeux dans les yeux ku ci toogoon doon intoxiqué tey damay taxaw yow librement laaj la ne la nga doon ban njariñ nga ci gis tey ak la fa nekk ak la ñu fa bëggoon def waaw viabiliser ko jumaa ji ci am njariñ quartier ba am sécurité am insalubrité dañ fa loolu tey ji tey la fa nekk image bi ba mu fi nekk ñi ngi noonu ñoom ña ko doon xeex ñi ngi bu ñu rombee dañuy sëgg ak tuumaal bu nekk ñu fa doon tuumaal sunu bat làmmiñ ca kaw ñun dañoo juddu ci ngor soxla ñu dërëmu jàmbur sunu ñaq la ñuy dundee waaye nag nous sommes des acteurs communautaires sunu wàll ñu war ko liggéey foofu ci sunu gox kenn mënuñu cee jële te on le fait à la tête haute bon projet yooyu ni ma la ko waxee bari na ci lu ñu ko gàllankoor parce que ay raisons politiques la woon te jaadu woon mais nag boo xoolee logique pour logique ci politique noonu la dañ lay galgal pour mën et cetera mais comme yàlla dogal na tey moom ñëw na ci ñun mel na ni tey bokk na ci ay perspectives yoo xam ne tey ne bu ñu yàlla dogalee ñu jëlaat suñu mairie lu ñu war a mën a liggéey la d'une manière très facile te du am benn contrainte waaw. te mu mel ne que tey APR noonu laa ko mën a waxee sax maam da ngeen a desee gëm seen bopp ak jàpp ne Pikine Nord mënu ngeen ko gañ fii ak Amadou Diarra mi ngi fi nekk di exister te àndut ak yéen moo tax ngeen fexe pour mu ñëw rejoindre. loolu tamit du wax joo xam ne danaa ci mën a ànd d'autant plus que ñun jàpp nañ ni bu ñu APR Pikine Nord war nañ ko mën a gagné à l'image de ma personne tey man jàpp naa ni képp ku fi candidat maa la gën a nekk candidat damay defee ne sax man ngay woteel ndax man dama boo gisee mu wax loolu parce que tey APR mën na gagné feneen fu du Pikine Nord mais c'est-à-dire que yéen yi nga xam ne mooy responsable APR nekk Pikine Nord da ngeen àndu seen biir moo tax. waaw loolu laa la wax nag ñàkk ànd gi am na waaye dama wax ni ngëm-ngëm gi ñu am ni ñun war nañu mën a gagné Pikine Nord sans Amadou Diarra loolu dama ne lu ñu mës a animé la mais dafa fekk ni nag day toll contexte boo xam ne politique dafa booloo te kenn ku ne xam ne ni kenn mënatul demal boppam di gagné ay mairie léegi ay coalition mooy tax ngay gagné mairie mais man jàpp naa ni fii ku fi candidat man ngay jàppale ndax lu ma mës a fësal la lu ma mës a dund lu ma mës a gëm la waaye day toll foo xamante ni dañ ne dolli ci ak sotti ci la ndax Amadou Diarra bu fi nekkee maire daf li mu war a def maanaam ba far a jeexal Macky Sall soxla ko loolu itam lu jar leeral la ndax bari nañu dañoo réeri mbir te leeragul seen bopp man ci lu ma wër ci lu ma xam ndax Wolof Njaay moo ne police moo ne maa fekkee moo gën a wóor moom la bëgg maa fekkee audience Macky Sall wax ma dégg maak samay je parle sous le contrôle ci ñi dafa demoon ci audience bi plus de 300 personnes Amadou Diarra nee na lu jiitu ñuy dem audience toog na lu tollook at moom Macky ñuy wax ci loo xamante ni ñoom la concerné ndax dafa newoon ci PDS à un moment donné mu yaakaaru ne am na dayoo fa war toog fan ñu beddi ko par suite bi mu demee ci Madické mu toog di leen déglu ba ñooñu beddi ko daanaka ba mu libre war a mën a créer mouvement dinaa organiser danaa la jagleel benn bijou ci sa biir commune seen première dégg nga pacte de confiance foofu la tàmbalee
mooy maison de la jeunesse et de la citoyenneté bi nga xamante ni commune yu bari bëggoon nañu ko mu jagleel ko Amadou Diarra ne ko jox naa la ko si biir commune pour firndeel sama wëlëre ak yow ak fi ñu war a tàmbale liggéey demal organiser ko ci biir organisation keroog la baat bu Amadou Diarra ñëwal ñu ànd liggéey jib ci gémmiñu Abdoulaye Timbo ba mu ko waxee fekk na fa ay ministre rakku Abdoulaye rakku Macky son excellence muy Aliou Sall fekk fa Abdou Karim Sall fekk fa Awa Niang ministre Ba fekk na ko fa ak ñeneen ay kilifa ñëpp jóg dem ci présidium ba ci salam yi dem ba ca présidium ba ñu jàppantey loxo ñu ne Amadou ñëwal nga ànd ak président loolu ku amoon baatin am tuuti gis-gis da nga xam ni am na ca loolu la jóg daal di def consultation wax ko ñëpp dégg ne leen dinaa consulter sama population ak samay base jël cellule de base yëpp wax ak ñoom délégué imam bàjjenu gox président ASC ba sax ay ñoo xamante ni c'est des porteurs de voix ku ne woo na la laaj la sa xalaat par rapport ak fi mu jëm ku ne wax ko bi mu dajalee loolu xelam may ko mu ne day dem mu dem librement ci Macky bi mu demee Macky ne ko bon comme ñëw nga ci man damaa bëgg nga jox ma sa bopp soxlawuma lenn nga koy def dulul nga jox ma sa bopp ñu ànd liggéey mu nangul ko loolu ci lañ fa dem audience mu wax ko publiquement ñëpp di dégg kooku nag xëy na ku bëggul dégg mën nga fàtte say nopp mais Diarra moo toog ne man mu doye di mii maa lay laaj président laaj ba ma la laajoon na dencal ma ko ba ma samay ñooñ toog nga leeral ma mooy loo gis ci man mu doye di ba di ma topp at di ma xëcc sa bopp pour ma ñëw ànd ak yow Macky Sall ne ko dama laa xam ci ba ñuy nekk PDS nga mën politique xam la nga ñemeñ xam la yow ci li nga xamante ni moom mooy engagement ma xam loolu ci yow bu wér ba sax bu ni la xale yi di tuddee Messi d'accord naa ci ne yaay Messi politique mais li ma gën a neexati ci yow mooy sa social waaw loolu président ku nga ko wax desetu la dara lii la wax à la face du monde ne looloo tax ma bëgg la nga ñëw ànd ak sama njaboot bon kooku dawul laaxu dañ ko xëcc indi ko ndax valeur la ñu gis ci moom te loolu man mi bu doon sama sago ñu wax ma loolu keneen ku mu neexoon it nga ñuy wax la loolu ci président la République wax la loolu bon mu dikk nag ànd ak njaboot gi ne ko sama njaboot a ngi ni ànd leen nekk benn su ko defee ngeen liggéey lii moo indi Amadou Diarra si biir bon bu ñëwee nag képp ko xam ne wóolu nga sa bopp laa wax say compétence sa dënn yaatu na sa xol laab na te am nga yéene da nga ko war a accueillir mais waroo ko siis ba ciy teg ay du ma ànd ak moom ak bu defee nii ma def naa bu def loolu ñàkk wóolu sa bopp la da nga wax ji ñëw bi benn côté annoncé na ren annoncé na président mais dafa mel ci Pikine Nord base bi yëngatu na bu baax a baax parce que am na ñoo xam ne sax maam ci lañ jaaree génn li nga xam ne ni moom mooy APR dem rejoindre yeneen kaay loolu ñu génn APR yëguma ci xanaa kenn laa ci dégg waaw waaye ñii boo ne ñii man mu jaaxal da nga naan kenn ki moom yëg naa ni te kooku sax mën naa ni xëy na par erreur la de communication ndax nit ku ñëwagul tàbbeegul nga naan bu ñëwee du ma ànd ak moom loolu man ku moo laajoon wala maa accès ak yow ci boobu tontu dama naan la bañ àgg ci waaye du ma la tontu tout de suite naan la déet du ma ànd ak moom ba loolu indi yeneen distanciation ba nga tey yaa ngi am xat-xat ba finalement la nga waxoon muy sa kàddu nga bëgg ko sàmm ba dem fay te loolu toog nga fay at liggéey lu moon fukki at ci loo xam ne war nga mën a noonu ànd ak say nawle loolu erreur mënu ko weesu mais à part kooku mënu maa dégg kenn ku mën a jóge benn bokk yaakaar wax waxuma sa Amadou di dem ci kuréel boobu ndax mënoo tëkkale ku am expérience ak ko xam ne il est expérimenté kooku ñoom ñi ngi door dañoo nekk ci jàng politique donc ñooñu nit kay ñoom ñoo war a wuti ci nit ñi ñu leen dimbali waaye nit ku am xel warul mën a bàbbeeku ak expérience bi nga war a mën a am di dem di leen fekk ji ci li ma gëm. c'est-à-dire bu la waxee loolu mooy am na ñeneen ñoo xam ne si parce que am na beneen tànn boo xam ne am na parce que élection locale yi président moom mooy tànn njiit bu nekk gox bu nekk ka nga xam ne moom moo fay représenté li nga xam ne moom mooy benn bokk yaakaar tey am na ñoo xam ne nee nañ bu fekkee ne moom parce que maire donc bëggaan na li nga xam ne moom mooy Pikine Nord bu fekkee ne dañ ko jiital président da ko jiital si commune bu Pikine Nord am na ñoo xam ne dañuy dem ci yeneen kii moo tax ma wax loolu parce que maam ñëw na mais yëngal na say yu bëri. waaw loolu ñoom damay répété waat rek ñëw Amadou Diarra képp ko nekk ci benn bokk yaakaar te gëm li ñu lëkkale waraloo gêné te xam ni mission la ñu war a dox ensemble comme ni ko Macky doon wax gagnons ensemble gouvernons ensemble te nit ki doo liggéey tant d'années nga ànd ak say nawle xëy benn jour nga wàcc ko fa man boobu état d'esprit laay waxee tey Amadou Diarra ñëw na nee na candidat la à sa propre succession candidature moom da ko posé am na ci droit ndax boo seetee l'ensemble des maires dans le département ku ci nekk moo xam liggéey nga moo xam liggéeyoo
yaa ngi fas yéene posé waat sa candidature loolu moom il est libre de le faire comme man mii comme sama naataangoog ñeneen ñu koy def man mii tey war naa mën a taxaw sama rien ne me l'empêche te dama jàpp naa ni kenn gënuma légitime ci ñu jot a génnagum di coow kenn gënuma légitime ndax man damay génn këy teg génn dalil teg ndax musuma dem beneen parti bu dul APR ci laa mës a jënd carte de membre formé sama comité am sama carnet valable boo xam teg naa ko ci loxo Macky Sall waaw wëlbatiku nekk membre à part entière yàlla dogal ma juddoo fi jàngee fi am fi lu ma xam lu mu néew xeebu ma sama bopp ministre xeebu ma sama bopp dara bon nit waru mën a taxaw sama kanam wëri dugg ci parti fu ne nga jaar fa wëlbatiku ñëw ne yow war nga maa mën a jiitu duma ko nangu man mun si ma xamee loolu APR lañ ma xamee waaye yow nga jaar ci ñaar ba ñetti kuréel am ci yoo xamante sax jaar nga fa échoué ndax am yaakaar bi ñu amoon yaakaar ci yow nga ànd ak kuréel ànd ak ministre échoué lu jiitu loolu dem nga seeti ko xamante ni bu doon man bokk en tant que politicien du ma ànd ak moom parce que la probité morale dafa am solo fi la nu fekk élection 2014 koo xam ne daanaka mi ngi door a génn prison ah nga dem ànd ak moom damay wuti élection doo am dara nga jógati ci ànd ak ministre yàggul dara vous avez échoué beneen ministre bu jigéen ñëw wuutu la fi yow ministre boobu ànd ak ñu am solo ñu am maanaa ba ñu indi ñu benn bijou fii suñu biir Pikine ñooñu koy ñoo jar a sargal ñoo war a félicité bon loolu boo ko defee ba pare yow li la waroon mooy rek nga mën a sekk wommatu ci ginnaaw waaye tey yaa taxaw ca kaw naan maa fi gën man maay laaj yow koo yëpp. su ma la déggee wax ji am na koy tontu. am naa ku may tontu ndax wax na ci rajo bi ñëpp di dégg ci télé bi dem na sa ba naan ay sëy yu tas ñoo xamante ni fekk ba Jara accès dafa ñëw fekk ñoo xam ne sëy ñu sëy woon ñu fayoon mu indaale leen ak yooyu yëpp waxi gaaral ndax wax neex na waaye dégg ko dàq moom wolof la ñun ñuy làkkat waaye nun fa wax sosoo fa loon tàmbalee xam waaye dama koy wax ni la sëy na fekk sax yow nga sëy na fekk sax nga sëy waaye am na ñoo xam ne daanaka sëyuñu sax ndax yow fu ne jaar nga fa kooku moom bu tudd mu ko sëy bon ñun bu ñu sëyee sax ñun gëm nañu ne sëyoon nañu man wax ji neex na mais c'est-à-dire que ñiy seetaan à travers SBT Média dañoo war a xam wax ji fi wax ji jëm parce que fi ne nii tey li ngay wax nii kenn comprendre Amadou Diarra ngay waxal kenn xamul ndax la ngeen kenn xamul kan ngay waxal. non xam nga du ma wax di tudd tur ndax ba muy wax tuddul sama tur mais fa mu wax ji fa mu jëwlu man xam naa ko ndax ñoo bokk nekk ci kuréel bi te dafa tudd Amadou Diarra ne am na bu mu ñëwee am na ñu mu fekk si ñoo xam ne indaale na leen ñoo xam dañoo fayoon à considérer que dafa am ñu fi nekkoon dem. sortie bi Mapenda def keroog mooy investir bi nga xam ne seenu Pikine Nord def nañ ko. yaa ko tudd mais man xëy na doon naa wax ba jeexal du ma ko tudd. ma rappelé ma xam ne si wax jooju rek moom rek moo fa génn ci semaine bi ku nekk APR ne moom candidature am Pikine Nord xale yi ñoom ñoo bëgg moon jiite li nga xam ne moom mooy gox. loolu man li tax ma gëm ni loolu nekkut xale yi mu wax man gisuma ci kuréel yi nga xam ne légalement constitué mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar ndax bu dee Lamine Souaré moom moo jiite xale yi les jeunes gisuma ko foofu mu teew. man gisuma fa Ami Koyta mi jiite jigéen ñi gisuma fa Soda Ndiaye mi jiite jigéen ñi gisuma fa les sages Pa Seydi gisuma fa ki nga xam ni mooy représentant des cadres muy Mamadou Mbeng gisuma fa également le coordonnateur des enseignants muy Cheikh Matar ak nommément notre coordonnatrice ñooñu ma limal ak les conseillers municipaux nga xam ni c'est une chambre représentative gisuma ci kenn ku teew foofu bon boo taxawee na ñëw sa candidature yow plébiscité na la bu la neexee mais une candidature boo xamante ni mandatée et représentative boo xamante ni mën na gëm ni kii moom la ñu plébiscité ñii ma la citeel ñooy taxaw publiquement nangu ne kii la ñu tànn bon nag loolu bu ko neexee mu def mu wax ko. ci biir wax ji dégg nga ko nee na waxul sax ay waxu candidat mais moom maire la. moom maire la. waaw dégg nga ko ci biir wax ji. waaw xëy na xam nga gars yi des fois dañuy nelaw ni rek xaw yeewu ñu gett leen ci kii rek ñu daal di wax waaye maire moom day am fooy jaar pour doon ko. laata loolu sax da ngay nekk conseiller municipal waaye moom jàpp naa ne sax même bu nekkee conseil gars yi fàttalee tudd ko de ndax dégg naa ko muy wax naan laa jël Timbo laa jël préfet lu ma mës a bind du deñ waaye nga mës a di loolu expérience nga jaar ak foofu lépp nga capitalisé wu mosoo sax am 500 voix wala 600 voix bu lay def maire tey nga taxaw ne maire la xëy na waa moom peut-être à sa façon mais man day jàpp naa ni maire moom da nga war a dem compétition am électorat nit ñi naw la nga def bilan bu mën a nit ñi mën a teg seen bët waaw. Mapenda dafay nekk fii comme
Amadou Diarra bi nga xam ne moom moo nekk si mairie bi ak yow mi nga xam si ni tey ñi ngi la invité donc nga defoon sorte que ni bëgg nga mairie bi nga xam ne moom mooy Pikine Nord nga jiite ko parce que doomu gox bi nga te def nga expérience politique boo xam si ni ñi fi nekk donte def nañ fi dara waaye bëgg nga feeñal sa yéene ci gox bi est-ce que ba tey yaa ngi maintien kàddu yi nga xam ne waxoon léegi laa ko gën a dëggal tey laa gën a maintenir sama candidature boo duggee Facebook xool di nga gis sama candidature ba ma ko prononcé ëpp na ñetti at wax sama tracé def sama li nga xamante ni mooy sama CV bi bind ko ci biir wax ci sama yéene fësal ko bu tolloo nag ma war ko def comme ni ko ñëpp defee dinaa ko def waaye dafa fekk ni dafa am lu jib muy ndigal te dama fekkee te soo taalee léegi internet dégg ko saa yu nekk président mi ngi koy baamtu di wax ni bu fekkee doy naa leen ca na fañ jaaroon ñu fa war faa jaaraat kenn ku ne na am sago te toog déglu ma bon nag bu ndigal xësee jëpp comme ni ñu koy waxee ci sartu murit foofu moom wéyee ndigal rek moom la ñu war moo ñu war bon lu ñu bëgg dinañ ci am dayo dañ ci am sago xaar ba ndigal loolu weesoo bu ñu toogee woor ñu war ñu ne ñu kii moom la ñu tànn